télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaar diggu bëccëg gi ak fonk yi ca gën a fës hôpital Aristide Le Dantec xëy nañ dellu waat fa la ñu fa nimmeeku nag mooy lu jëm ci service yi ñi ngay woyal tuxal bi waaye tey la ñu fa gën a gis mooy ay liggéeykat yoo xam ne daal ña nga fa ñu ne juróom fukki bureau ak ñaar warees na leen fa jële fu ci mel ni nag lu jëm ci wàllu hospitalisation maanaam fa ñuy téyee nit ñi ña fa nekk nag danoo mer ba futu ndax nee ñu daal joxuñu leen benn xibaar bu aju ci mbir mi foofee itam ca hôpital ba ñeneen ñu jotul xibaar muy yenn ci aji tawat ji bàyyeekoo ci biir réew mi di faju si mu mel ni tey Fatou Bintou Konté tase na ak ku bàyyeekoo ca njaareem ànd ak borom këram soxna si dafa tawat ba nu yegsee ci la ñu doog a xam ndax ñoom daal fa ñu nekkoon jotuñu benn xibaar muy jafe-jafe boo xam ne du ñoom ñoo dong ñoo koy dund leneen itam lu ñu nemmeeku xam ngeen ne démb ba tey ñi ngi naan néew ya fa nekk te xamuñu seeni mbokk dañ leen a fas yéene jébbal seeni borom jébbal seen borom altine bi nu dëkkmal mu toll ci juróom fukk ak juróom ñu ne la ci ëpp maanaam fanweer ya ay tout tànk lañ la ca bees mooy la ñu xamle rek ci liir ñenn ci gune yu faatu seeni wayjur ñoo leen fa bàyyi atum 2018 ba léegi lu ci mën a am daal am na si itam ñoo xam ne ay néew yu ñu mujjee xam seeni mbokk lu ci mën a am dinañ ci dellu siwaat ci biir xibaar yi leneen itam muy lu jëm ci état civil maanaam kayitu juddu ak la nga xam ne moo ca war danoo gis ne daal léeg-léeg mu doon ni jafe-jafe ci yenn ci gox yi fasantikoo ci biir réew mi ci diwaanu Kolda amal nañu ab tàggat ngir ñaax ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey ñu gën a mën a xam solo si Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ci xibaaru tàggat yaram li ci yéen kaay yi ak Aja San Gueye ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaar dañ koy doore ak hôpital Aristide Le Dantec ni ñu ko waxee lu jëm nag ci tuxal yenn service ma ngay wéy ndax xam ngeen ne tëj nañ ko fukki fan ak juróom ci weeru août fi mu ne nii tey jii ci suba li ñu nemmeeku rek mooy ay ouvrier yoo xam ne ñoo fa xëy di jël bagage di yóbbu ñu ne daal lu toll lu ëpp ci juróom fukki bureau warees na leen faa jëlee ña ngay góorgóorlu nag di gaawtu lu nu mën lu ci mën a am nag daal lu jëm ci wàllum médecine interne ñu ne ñi nga xam ne nañu fa tëye woon daal personnel ba fa nekk ñoom danoo mer ba futu ndax loolu di xibaaru aju ci jële leen fa denn daal ñoom jotuñu ci woon maanaam note de service la ñu jotul woon ba tax na am na lu nu dénk Habib Faye ci kanam tuuti daan ci dellu siwaat ci biir xibaar yi ñu des ba tey ci mbir moomee maa ngi leen ko doon wax sànq xam ngeen ne démb ñu dénk lu jëm ci wàllum toppatoo néew yi ca morgue ba ñu ne juróom fukk ak juróom ci ay néew yoo xam ne xamuñu seeni mbokk dañ leen a fas yéene jébbal seeni borom lañ ca waxaat muy fanweer ci gune ñu ñenn ci gune yooyee seeni wayjur ñoo leen fa bàyyi ñenn ña sax 2018 ba tey ña nga fa ñàkk seen bakkan waaye wayjur ya la ca war defuñu ko ngir ñu jébbal leen seen borom leneen itam loo xam ne xamees na ko tey jii ne ci néew yooyu ñu doon wax ne xamuñu fu ñu nekk suma jumulee am na ñett ñoo xam ne ne ñu fi mu ne nii xam nañu seeni mbokk fu ñu nekk duñ ci sori dañ ci ànd ak Cheikh Diop ak Alioune Diagne ñu defal ñu ci taxaw seetlu. juróom fukk ak juróom ci ay néew yoo xamante ni ñu ngi ci yile tiroir ñoom ñëpp kenn xamul seen ak njaboot service d'anatomie pathologique di wéyal liggéey bi ba tey ñu nekk fii ci hôpital Aristide bu Dantec donte bi le kër docteur daal nañ koy tëj ràpp. nañ fi lu toll ak fanweeri ay xale yu ndaw donc ay nouveau-né ensuite am nañ fi ñaar fukk ak juróom yoo xam ne ay adulte lañ ay mag lañ mais dafa am si ñoo xam ne ni ay étranger lañ ñoo xam ne aussi enquête bi muy en cours. service bile faaw ñu bokk ci nga xam ne dañ koy toxal tax na nii wile dañ leen jébbal seen boroom fii ak juróom benn fan. maintenant dafa am ay textes ak ay lois yu régir un peu la gestion de ces inconnus donc mënuñu xëy benn jour rek jël inconnus yëpp voilà yóbbu leen denc leen. donc dafa am procédure bu ñuy suivre ba am autorisation d'inhumation door a mën leen jël yóbbu leen ñu denc leen mais pour ça quand même procédure bi mi ngi en cours et yaakaar nañ ne fii ak lundi prochain je pense que yëpp dina mat
service d'anatomie pathologique doon lu am solo ci kër docteur tax na itam agent yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk dañ leen toxal ci yeneen i kër docteur fii ci Ndakaaru. ni ma ko waxee hôpital Dalal Jàmm Guédiawaye et hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff une partie du personnel mais ñu ngi xool quand même ay yeneen structure parce que labo bi du labo mu ndaw donc dafa am personnel te soo xoolee yeneen structure amaguñu ay locaux yoo xam ne nii mën nañ accueillir personnel boobu donc ñu ngi xool également ak yeneen structure pour xool naka lañ fa mën a développer activité yi. hôpital bile daanaka ñenn ci aji tawat ji daal nañ leen di toxal ci yeneen i kër docteur gouvernement bu Sénégal taxaw temb ngir daal di koy toj tabaxaat lim ci bëgg bokk na ci daal di koy def aw hôpital bu mucc ayib. Cheikh Diop nuñ ko waxee muy fàttali rek ne ñu néew yooyu la ci ëpp ay gune lañ ca gune yooyu itam ñenn ñi seen i waajur ñu ne atum 2018 ba tey daal ba ñu faatu nañ leen wan ginnaaw maanaam defuñu la ca war ngir jël si seen i néew jébbal leen seen borom. ñu des ba tey ca hôpital Aristide Le Dantec mbokk yi maa leen koy wax sànq ne tey ba nu xëyee doxantuwaat nañ fa ay ouvrier lu ci ëpp ñoom lañ fa fekk tuxali bureau nag mooy seen ab liggéey ña ngay gaawt waaye nee ñu lu jëm ci foofu ñu naan service médecine interne hospitalisation la ñu gis nag ña fa nekk mer nañu ndax nee ñu daal joxuñu leen këyit buy firndeel ne mbir moomee tey jii la ñu koy amal bu nu sukkandikoo ca major ba fa nekk Abi Faye ak Mohamed Dieng lañ ci àndal ci gëstu bi. ci biir l'hôpital Le Dantec bi toxal mi ngi gën di wëy bagages yi nii lañu ko saamee ci biti ouvrier yi ñoom ña nga cay daaj ak a wekki lii dig buntu yeeg palanteer yi waral na ña nga cey gis seen bopp bu baax donte sax liggéey bi léeg-léeg mu am yenn ci ay jafe-jafe. teel a ñu commencé nii waaw mais je crois bien que ne affaire moom na jaar yoon quoi. porte bi benn waaw benn parce que affaire dafa bëri si biir quoi am na ay porte am na ay fenêtre am na aussi ay cloison mais comme nga gis nii quoi. waaw donc pour bañ a toj verre yi yàq affaire yi moo dañuy def ndànk quoi dëkk par kii quoi par équipe waaw donc liggéey technique quoi. instant bi ñu ngi si 17 personnes léegi nag dañoo def par 2-2 quoi. teg bi xanaa lu fil bi jógee suuf jëm si kaw foofu lañ mën a xool nu mu dañee nii quoi moo tax dañoo coupé courant bi ba pare. ñoom dañ leen a jël ngir ñu war a wekk lu toll ci juróom fukk ak ñaar ci ay bureau yoo xamante ni bagages yi ñi nga fa. waaw instant bi bâtiment yi bëri na quoi 52 bâtiment la. dañuy demandé porte pièce bu demandé pièce bi bâtiment bi ba mu jeex tey su ñëw demandé benn pièce jàppee ko noonu ba keroog muy jeex quoi. ay démontable la rek ay vis la ay vis yu ñu seere te ñëw rek démonté daanaka métti. waaw mais risque la mais liggéey boo gis tamit risque la waaw liggéey boo gis risque la daanaka liggéey moo ko laaj rek. waaye la ci ëllëgub xel moo di fii ci biir centre bi moom mi mer la def bagaasam yi ma ngi koy yëpp ca otoom gi. fas yéene ko yóbbu ca këram li ko waral bokk na ci xamul sax fan la war a liggéeyee ëllëg ndax ci réseaux sociaux yi la déggee ne sax dañ leen di tuxal. ñu ngi gis ay notes yoo xamante ne ni la population ñoom ñoo ci yem on a vu au niveau des réseaux sociaux que depuis le 4 août lañ demandé que il faudrait qu'on déguerpisse alors que ñun c'est le 12 ay le 11 la ñu ne ni que ni war nañu def ëpp na 10 ans donc boobu ba léegi. ñoo ngi nii fu mu nekk nii suñu yenn bagage suñ ko jëlul dañuy détruire fii donc dinañ ko ñàkk te pour ñu génne bagage il a fallu que ñu am kii ñu def demande ñu dem kii am bon de sortie soo ko amul doo génne bagage. biir l'hôpital bi gis fi nit jamono ji yombut bu weesoo ña nga xamante nit ñoo fay liggéey di jël bagage yi di yóbbu feneen di yëpp itam ci ndaamaar yi. ouvrier yi ñoo ñu fi gën a fës waaye la ëllëbub xel. te ña nga xamante nit ñoom ñoo fi nekkoon mooy ñi nga xamante nit ay personnel non qualifié lañ seen ëllëg lu mu nar a doon. aywa Abi Faye ñu sant la gërëm la des ba tey ci hôpital Le Dantec ni ma ko waxee am na itam ñoo xam ne daal yëguñu li xew ci mbir mi bokk na ci ku ñu naan Mbacke Gueye ak soxnaam bàyyeekoo diwaanu Njaareem ñëw jël si rendez-vous xamul woon ne bu ñëwee tuxal googee la fay fekk lu ci mën a am mu nekk ci njàqare moom sëriñ bi ak soxnaam si mu gunge muy aji tawat bu ñu waroon a faj tey Le Dantec Fatou Bintou Konté dellusiwaat na ci nataal bi ànd ak Mohamed Dieng ci caméra bi. tey ci fajar lu jóge fee nga xam ne moom moo di Diourbel ga mu dëkk ngir ñëw ab benn visite boo xam ne fii ci hôpital Aristide Le Dantec Mbacke Gueye dafa ñëwoon nag gunge si ki nga xam ne moom moo di soxnaam feebaroon te amoon rendez-vous ñetti weer. sama jabar la ñu nga jógee ba Njaaréem ñëwoon fii ci hôpital bi fekk mu toj fi nga xam ne ñuy def
ñuy jéggalu du ñàkk ñu dellu si waat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu dem ci hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye ñu ne nag moom it Dalal Jàmm dalal na ay aji tawat yu bàyyeekoo ca la Dantec fu mel ne pédiatrie bi ñoom tàmbali nañu seen liggéey lu ci mën a am Pape Fakha Ñing ak Abdoulaye Anne lañ ci àndal ci ay leeral. ay bagages yu ñuy jël ak ay matériel médical di ko yóbbu ci saal yoo xam ne doon koo jagleel way wopp yi nga xam ne ñoo jóge hôpital Aristide Le Dantec jamono ji ñuy wax déplacement bi daal mu ngi jaar yoon ndax service yu bëri tàmbale nañoo liggéey. service bu ñuy wax oncologie pédiatrique ñoom démb la ñu jóge Dantec ñu indi leen fii par ambulance SAMU yi également oncologie pédiatrique ñëw na indaale matériel am malade yooyu nag bi ñu ñëwee dalal nañ leen hospitalisé nañ leen fekkoon nañ ñu jël motuwaay yëpp tey jii ñu ngi fii ci biir service bi ñu ngi leen di faj médecin yi leen daan faj Dantec ànd nañu ak ñoom ñu ngi fii toog ñoom it di leen faj. fi mu toll nii malade yi nag nee nañ rafet nañu baax a baax ni ñu leen dalalee ak tamit faj mi nga xam ne moom lañ fekk ci bërëb bi. Ici, quand on était bien ici, on était content ici. Ça se passe bien, tout est correct. Ici et Dantec, c'est un peu différent. Parce que ici et Dantec, ici c'est complètement populaire. C'était cool, franchement. Et ici, c'est bien organisé. En même temps, les douches sont propres. Tout est propre, quoi. daluwaay bi nit ñu dalalee de moom wax dëgg yàlla neex na parce que dafa dalal nañu saal yi yaatu na et puis saal bu nekk 2 personnes moo fa nekk. suñu médecin yi nga xam ne ñoom lañ nekkaloon Dantec ñoom ñëpp xëy si nañ tey ñëw nañ fi. li nga xam ne daal moom la ñu bëgg muy personnel bi muy ña nga xam ne moom la xale yi miin ñu fexe nu ñu ñëwee fii jege suñu na xale moom ku miin rek moo ko mën a defal waa. niki démb liggéey bu bëri la ñu nemmeeku foofu ci hôpital ba waaye directeur bi nag mu ngi dalal xel yi ne malaat yi dinañ leen faj bu baax. toxu nag yombul ci ñiy ñëw tamit ci environnement bu bees la ñu nekk donc pour ñu dem ba retrouver wu aussi dina xaw a jël quelques jours mais li amoon solo rek mooy fexe ba malade yi egsi bu ñu egsee également ñu jël leen ci anam yu war te loolu defe naa ci service boobu am na fa. lu wuteeg personnel bu wuteeg fajkat yi nekk ci hôpital Dalal Jàmm ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital La Dantec ñëw nañ tamit renforcer leen ngir fexe faj mi daal di wéy te du am benn taxaw. Fafara ñi ngi bu nu jógee ca hôpital ak wàllum paj mi ñu wax itam ci leneen muy xeetu sinébar bi di yàmba ñu teg ko loxo nag ca teeru Baye Sogui loolu nag mi ngi toll ci téeméeri kilo ak juróom-benn fukk ak ñaar ci yàmba ñu ne nag moom yàmba boobule mi ngi bawoo diwaanub Casamance bu nu sukkandikoo ci service bu commissariat d'arrondissement bu Rebeuss dañuy teewlu commissaire Khadijatou Sall. quantité bi ñu jàpp ci yamba bi mi ngi tolloog 162 kilogrammes de chanvre indien et ñeenti nit lañu interpellé pour l'instant donc bi ñu jot information donc benn citoyen ku dëkk Rebeuss moom moo ñu informé ni ñu am na gaal gu war a teer ci plage Kusum ci week-end bi bu jógee Casamance buy ñëw di indi drogue bu bari comme xamuñu woon ban jour lay ñëw exactement ci week-end bi donc ñu teg un dispositif discret donc composé wu ay éléments en civil donc ñoom ñoo ci nekkoon voilà donc le vendredi ba le samedi ci guddi gi ay 23h lañ ñu wax ni gaal bi Soumbédioune lay teeree mais finalement teeru Baye Sogui foofu lañ ko jàppee gaal gi ak ñetti nit sur place ñoom lañ fa fekk ak 162 kilogrammes de yamba bi. aywa ñu dem ca diwaanu Podor ak enseignants yi nga xam ne ay républicain lañu nekk ca département ba ñoom daal ñu ngi indi ay leeral nee ñu daal ci ñi nga xam ne dañoo bëgg xëpp suuf ci ndam li Benno Bokk Yaakaar am foofu ci diwaanu Fuuta ndax nee ñu bëri dañuy jaawale Podor département ak itam li nga xamante ne si moom mooy lu jëm ci Podor commune ñu teewlu ci Abdoul Bokoum moom nag mooy coordonnateur départemental bu enseignants républicains yi kàddu yi Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo ko taataan ngir yéen. département de Podor mu ngi am 22 collectivités locales muy 22 communes département de Podor mu ngi am 4 arrondissements comme Dakar lu mu amee 4 arrondissements Podor mu ngi am 222 765 inscrits
en 2022 ñu bëggoon tamit wax ne kooku ñuy tuddee enseignant di wax ministre Mamadou Talla naka retirer sa carte professionnelle parce que kooku nekkatul enseignant parce que enseignant nekkul kuy wax loo xam ne lu dul dëgg. am na lu mu def naam ay tali am nañ fi moo ko fi def tali njum Ourossogui bi moo ko fi def naam ci Ila Morphil bi am na lu mu def defar na fa ay tali mais di wax ne aussi bu ñu sañoon pont yi mu commencé ci bët département de Podor ñu yeggalu ko mais en même temps aussi pont wu Dimat bi aussi. vraiment ñu taxaw si ñu jublu si ndax ñooñu aussi dañ ko soxla loolu moo. aywa ñu wax itam ci leneen mooy lu jëm nag ci wàllum état civil xam ngeen ne léeg-léeg ay jafe-jafe day am ci réew mi ci biir gox yu fasantikoo yi foofu nag ci diwaanu Fulaadu dañ ci bëgg indi ay saafara moo tax daal ñu tàggat ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngatu ci mbir mi ñu gën a xam solo si ca Fulaadu Abdoulaye Diallo la ñu fay fekk. ngir wàññi mbirum ñàkk bind xale yi ci. ngir wàññi mbirum ñàkk bind xale yi ci kayit juddu ak ndimbalu Union européenne nguurum Sénégal dafa sumb ab pexe bi ñu duppee le programme d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil et à la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique ci wolof ñu ne ko nekkal la. programme nekkal nekkut rek sensibilisation parce que commune pilote yi commune bu ci ne déjà dañ lay tabaxal centre état civil bu bees bu dëppook jamono ànd ak xarale yu bees yi ci 32 communes yi dinañ ci tabax lu tollook fanweeri ñeent centre. En plus de cela dañuy former tamit ñi nga xamante ni ñoo di agent état civil yi auxiliaires yi archivistes yi fexe ba ñoom ñu nekk ay professionnels de l' état civil ci biir réew mi yëpp fas yéene nañ ci former lu tollook 300 téeméer loolu wàllam formation bi la ci ay agent ak officier formé itam lu tollook 5,000 ci ay chef de village ak chef de quartier. ñu ngi nekk fii si zone boo xam ne zone frontière la dañuy dund loo xam ne luy nekk la. da ngay gis koo xam ne day dem ba bac na dem université mënatul continuer parce que état civil am normalul am na problème qualité état civil authentification également problème bi am nañ ko mais accès bi am nañ ko aussi amoon nañ ko mais modernisation bi lu ñu projet bi gën a indil. ngir ñoŋal seen i liggéey ci fànn woowu dañoo amal ab ndaje ca Vélingara fi ñu doon tàggat seen i ay relais animateur ak i bajenu gox ca boobee programme. le relais communautaire. yu commune pilote bu programme nekkal yi nga xamante ni ñoo nekk ci région yu Ziguinchor Sédhiou Kolda Tambacounda ak Vélingara alors ñu fi waxtaanee njëriñu état civil waxtaan ak ñoom également ci li nga xamante ni moo di communication ngir fexe ba ñoom suñ delloo seen commune ñu mën a liggéey bu baax a baax ci ñaax askan wi ci njëriñu état civil. ngir njëriñ bi état civil wund waa gox ba ñooy rafetlu ndaje bi. ngir saggan gi yenn waajur yi saggane seen yarin doom wàllu ñàkk bind xale yi ci kayitu juddu dafa doon ab jafe-jafe bu tar ci ay diwaan yu mel ni Kolda. aywa Abdoulaye Diallo ñu sant la gërëm la ca Bambilor moom Ageroute ne ñu ma ngay defaraat yoon rawatina wa jëm ca marché ba la ñu gis nag mooy dig-digal boobu jafe-jafe rek lay indil askan wi ci dem ak dikk rawatina jamonoy nawet ci noonee dañuy teewlu Assane Bey mu bokk ci adjoint yu maire Bambilor kaddu yi Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb ñoo ko taataan. problème bi daf yàgg. ça fait des années yoo xamante ni chaque hivernage dañuy confronté wu à ce même problème mooy lan fii day dagg parce que yoonu ndox la léegi chaque nawet dañ daan jël ay coquillages ak ay gravats di ko fi def mais dañ daan constater ni problème bi day persister à chaque fois ndox bu ñëwee da koy yàq kenn du mën a jàll. moo tax ren jii maire demoon saisir Ageroute pour que ñu ñëw defar yoon bi une bonne fois nga xam bu paree moom kenn dootu ko waxat mën nañ toog ay décennies te problème bi dootu fi am moo tax nag looloo waral tey gis ngeen tali bi ni mu xate kenn mënul dem kenn mënul dikk parce que tamit dañ ni kuy defar omelette il faut nga toj ay nen voilà metti na nag parce que population yi dañuy bëgg a dem duñ mën a dem ils mettent beaucoup de temps pour traverser ce tronçon voilà mais incha allahu rabbi bu travaux yi paree moom bon dinañ toog lu yàgg loo xamante ni problème bi dootu fi am. voilà ñu ngi leen di ñaan di muñ di leen wax ni li si des bëreetul di leen massawu parce que tamit lii metti na mais mettit bi tamit ñu ngi koy dundandoo ak ñoom.
aywa ñu wax ba tey ci wàllu yoon ak defaraat gi dañuy dem nag foofee ci diwaanu Koungheul ñu ne nag daal def nañ fukki million ak juróom ci yoon wi nga xam ne dañ koo bëgg gën a yaatal moom it mu jaar ca Marsep Koungheul loolu nag ki ko xamle di maire bi di Alioune Badara li leen itam loo xam ne wax na ko muy lu jëm ay ponk yu jëm ci gën a suqaliwaat dëkk ba ñu teewlu kook Omar Ndiaye ma ñu toggal ca diwaanu Ndoukoumane. boulevard bi non seulement dina yombal dem beeg dikk bi mais dafa bokk ci li nga xam ne dafay taaral gox bi nga xam ne moom la ne. tey ñiy jógee Koungheul ville ñiy jógee Kanantung ñiy jógee mun naa ne sax Bamba Modoukoura Diamaguène ñëpp fii la ñuy jaar say pour dem ci marché bi. bu bokk ci yeneen yoo xam ne ñu ngi ci bokk na ci place de l'Indépendance bi bokk na ci aménagement paysager devanture stade bi bokk na ci itam aménagement maison de la citoyenneté. set geeg sell gi ñu ngi ci parce que tey maye nañ ñaari camion benn à ordure yoo xam ne ñu ngi ko jëndee d'une valeur de 32 millions jox ko commune Koungheul hors budget la nag ñu jox ko commune Koungheul pour jàppale leen ci wàllu cet geeg cell gi. Mame Samba Seck moo nekkoon premier maire Koungheul te yoon yi tamit nga xam ne moom leen ko jagleel tey moom ci magistère am la ko fi indi woon ñu def ko fi parce que kenn la koo xam ne jàpp nañ ne njëriñ bi mu amoon ci population wu Koungheul nekk na nit koo xam ne waruñu seetaan image am di fay. aywa yegsi nañu ci tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw la ñuy dalal Cheikh Tidiane ginnaaw bi ma la nuyoo basket lañ koy tàmbalee. maa ngi lay fay Fatou Dieng ñu tàmbalee ko ci basket ak Sénégal tey jii di dalal Cap-Vert su 20h jotee fële ca stadium Marius. coowal jaraaf CAF jaraaf bu Dakar xam ngeen ni du bokk ci tirage au sort bi fédération sénégalaise de football joxe version am ni li ko waral mooy dossier jaraaf moom moo yéex a dem foofu ca CAF maanaam dañ leen a forclos dañuy teewlu Mamadou Ndiaye mu jàngatal ñu communiqué boobule. commission bi géré mbirum kayit yi foofu ca confédération africaine bu football moo daal di décider jaarale ko ci responsable bi géré mbirum licence yi dàqal ñii di waa Jaraaf de Dakar seen bokk ci compétition africaine yu football yi CAF di organiser. li ko waral nag ñoom jàpp nañ ne dossier wu licence yi waa Jaraaf yi déposé wuñu ko ci date bu yees le 30 juin ci 2002 bi ñu génn mi nekkoon délai rigueur bi. waa fédération ñoom ci ab communiqué fésal nañ ne gannaaw loolu saisir nañu waa commission interclub bu secrétaire général bu CAF ngir rek amal ab recours ngir fexe indiwaat mbir yi ci lu yees fexe yi tamit ba waa Jaraaf de Dakar daal di bokk ci compétition africaine yu ren yi. waaye li ñu xamle ci ab communiqué nee nañ gannaaw seen recours boobu waa CAF waxuñu leen dara lu leer. waa fédération sénégalaise bu football nag jàpp nañ ni mbir yi dinañ ko gën a topp waaye tamit gën nañu jàpp ni ñoom am nañ njortu que ni waa CAF dinañ revenir ci seen décision boobu. wax ci Samuel Eto'o fils nekk ambassadeur coupe du monde Qatar 2022 nekk jamono ji fii ci Ndakaaru mu doon janook taskatu xibaar yi moom Samuel Eto'o jàpp ni yaakaar na ni équipe yi nga xam ne ñooy représenté Afrique ci mondial boobule am nañu chance ngir def ay résultats yu mucc ayib ñu teewlu ci Cheikh Sadibou Diarra ak Younous Diatta. Qatar 2022 coupe du monde bi dàq ci taarixu football loolu mooy gëm-gëmu Samuel Eto'o bi di ambassadeuru xew-xew bi mu jàpp ni réew ma noppi na ci fànn yëpp. On ne vole pas à Doha. Il y a pas de drogue à Doha. ca Doha foofu dañuy desee gëm suñu bopp te moonte am nañu joueurs yu gën a mag ku ci mel ni Sadio Mané kon war nañu ca dëgg-dëgg xalaat ni war nañu mën a jël coupe du monde bi ndax ci match yi ñu fay amal loolee ci ndorteel ba ca final ba bu fekkee équipe àgg na fa juróom-ñaari match donc lay nekk. footballeuru Cameroun ba woon bëgg Afrique lool fësal na mbébétam bii di ñu yokk réewu Afrique yi ci mondial yi mu xamle itam ni Sadio Mané mooy footballeur bi gën xarañ ci àdduna. Nous devons demander qu'ils aillent encore beaucoup plus loin. war nañu mën a dem fu gën a sori te loolee ngir mu am il faut que ñu bàyyi xel ne Afrique toll nañ ci juróom fukk ak ñeent ci ay réew ci biir FIFA kon juróomi place yi ñu ñuy jox ci biir mondial bi lu néew la ma gis it ni ba tey ne Sadio Mané mooy joueur gën a taxaw ci àdduna si. Samuel Eto'o bii ñëw Sénégal diiru ñaari fan ngir jaay mondial Qatar 2022 bi dalal nañ ko bu baax 12e gaynde bi defal ko teraanga way ko.
jaxale ko ci wàllu transfert ak Idrissa Gana Gueye bi nga xam ne jàpp nañ ni dafay delluwaat Angleterre fële ca Everton ba mu jóge woon ndaxte clubam ak Everton am nañ accord de principe maanaam déggoo nañ ci kaddu waaye transfert bi officialisé guñu ko Boulaye Dia moom day jóge Villarreal dem ca Salernitana fële ca Italie la doon prépayant la ñu fay ci 1 million d'euros waaye mu am option d'achat boo xamee italiens yi mën nañ ko yëkkati Mbaye Niang moom jóge Bordeaux ginnaaw ba mu wàccee deuxième division signé fële ca Auxerre ci diirub ñaari at. jërëjëf Tidiane Diaw xibaaru tàggat yaram yi buur na ñu jeexalee li ci yéen kaay ak Assane Gueye. ban premier ministre ngir Sénégal observateur ne ndey mbill gi ci boppam war koo tànn sax di président Sall daf koo jaaxal boobee tontu jamono yi ndax nag su weesoo jafe-jafe dund ak coono bu xoj askan wi ba mu yëglu woon ca local yi 23 janvier 2022 léegi leneen lu ñëw dolleeku ci xat-xat yi président ci boppam mooy jafe-jafe yi politique ak toogoom yi ruus rek ca penc ndawi réew mi ndax mbootaayam Benno Bokk Yaakaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom la ñu jóge ci député ba juróom ñett fukk ak ñaar ñàkk nañ fi kon ñeen fukk ak ñetti toogu doonte xaalis bu bari génn na ci campagne bi ak it ay wàlliyaan di transhumance tànn nag premier ministre nag observateur gis ne ci jël benn plan bu njëkk ba moo doon Amadou Ba waaye ginnaaw si la ko ay yàqkat xajamal xëy na ñu ne ci diggante bi yëf yi defaruwaat yéene kaay bu groupe Futurs Médias ne bokkoon na it ci xalaatu président teg ku mel ni Abdoulaye Seydou Sow ministre urbanisme wala xalaatu delloosiwaat Mohamed Boun Abdallah Dionne journaliste analyste politique bii di Babacar Dione moom ci yéene kaay bi ne ñaari pexe dong le président am benn mu tànn benn responsable Benno Bokk Yaakaar wala APR direct ku askan wi ràññee lool ci politique wala mu tànn technocrate ku taxul ripp ci politique ngir géréel ko mbir yi ndax nag ab technocrate naam dina am fu mu sooxee waaye dina leer ci bopp yëpp ne du kuy yóotu toogu président docteur Alassane Ndaw moom dib docteur ci wàllu sociologie politique ca UGB ba tey ci yéenekaay bi gis ne tànnu premier ministre ci président Macky Sall muy gën a wékku ci ndax ku muy àndal waajal paluwaatam 2024 lay doon wala ku koy takkale bagage ya ngir ak fégalam 2024 la tribune lu jëm ci tànnu premier ministre ak président assemblée nationale gis ne président Sall xobam yu mujj lay baatre yéenekaay bi nag ne ministre yu bare ki DG daañu tëb assemblée nationale gay ñëw xarkanam gu bees geneen gi muy àndal le vrai journal la mu ci gis mooy occasion la ngir Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ñu am amnistie fi leen koy jaare am ba faaw wala ñàkk ba faaw mu ne kilifa gi Abdoulaye Wade moom source aané ab buuxante la jamono yi ngir am audience ca moom liste bi gudd lool donte ba fii nag moom góor gi waa parti PDS ak coalition bi rek la dalal gum lu jëm ci taxawal nag ab groupe parlementaire ci penc ndaw réew mi ak Yewwi yéenekaay bi ne du lu nu waxtaanee gum waaye xalaatu góor gi mooy wéyal ànd bi seen digg ak Ousmane Sonko ki gaayam HCCT ak njiit la soxna Aminata Mbengue Ndiaye def li wolof naan tontu du forox indil nañu tontu ñu doon wax ne HCCT këf la gu deful dara ci Sud Quotidien ñu defa bilan juróomi rapport yu ñu def ci juróomi at ñeenti contribution juróom benn di étude ñaar fukk ak juróom benn di xalaat di avis ñu lënkaleeg juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti digle di recommandation baaxee ko président ak nguuram ci Le Soleil Papa Mayel Thiam premier vice président HCCT di ci rëcc mu ne kàddu yu ànd ak njuumte yu ñenn ñi gaawtoo atte HCCT ci umple lool njariñ la Les Échos moom dalal Papa Samba Mboup bennoo la gis ne ñooy ñi may opposition bi seen ak yéeg di monté bi jamono yi maître Abdoulaye Wade Papa Samba Mboup ne daa war a ñibbi si toog fii Sénégal ndax moomeelu askan wi la patrimoine ñëw fii di dalal nit ñi di gisanteeg nit ñi ndax gàddaay gi baaxul ci moom Pape Diop Pape Samba Mboup ne jéego politique bi mu def fan yi bu am solo la bu lalu ci politique waaye bëgg sa réew gouvernement bu bees bi ñuy xaar ci président Macky Sall nag mu ne gouvernement bi ñëpp yi xaar rek lay xaar ci moom maanaam gouvernement de rupture bu dogoog la fi woon ci wàllu doxalin wàllu wér gu yaram direct news xëy dalal professeur Moustapha Ndiaye muy wax ci tëjuk hôpital Le Dantec xaaju hôpital ba la ne la ñuy yeesalaat di réhabilitation la des ñu jaay koy privé dogal bu garaaw la mu ne ndax hôpital Le Dantec patrimoine historique la mandarga bu am solo ci wàllu kër docteur médecine moderne fii ci Sénégal ci képp ku yeesalit war nga bàyyi xel lu ni mel dogal bu garaaw la ndax ci gis-gisam mu ne wàllum paje ci boppam chaîne bi yëpp ay désorganisé ab diir ci Sénégal dogal bu garaaw bu laluwul ci xol aku laa biir bu nguur gi ci boppam mu ne di gàddu responsabilité moral bi professeur Moustapha Ndiaye ne xelam ci boppam sax moo troublé jamono yi ndax laaj ba ca ne mooy lu waral pattaaralu médecin yu Sénégal rawatina universitaires yi wàllu sport Sénégal am gan Samuel Eto'o ci bés bi le jour mu ciy xamle moom président fédération football bu Cameroun di ambassadeur mondial Qatar 2022 li tax mu bëgg lool Sénégal Sadio Mané mu ne jamono yi mooy joueur bi gën a xereñ ci àddina ci Les Échos muy baamtuwaat kàddu yi moom Samuel Eto'o Sadio Mané est le meilleur joueur au monde mondial 2022 ca Qatar Sénégal nag mu ne mooy tête d'affiche bi yeneen réew Afrique yi topp ca ngir yóotu gi ñeel coupe bi ñu jeexale xew-xewu jamono ak observateur mi xëye ay trafiquants yu am fit lool lañ doon nas mooy yebbeeg yamba ca ginnaaw palais de la république direct news ne waaw téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari kilo yamba lañ bëggoon yebbi débarqué foofu ca ginnaaw palais ba ca ginnaaw nag laa wax waxuma ca biir
Jassane Gueye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen tamit ci seen safo ak seen kóolute rédaction bi ngoon dina fi dellu siwaat ñu jébalaat leen ngi Pape Cheikh mu wéyal Midi Plus desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf ci seen cofeel seen safo ak seen kóolute ñu yendu jàmm